jërëjëf ravi de vous retrouver encore une fois amis chers fidèles internautes de Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di am mbégte bu baax encore une fois di jàkkaarloowaat ak yéen ci seen émission bu mag bi di les échos du net te du xew fenn fudul Sénégal 7 comme ni ñu amee habitude nag di ko def semaine bu jot dinañ rassembler toutes les actualités phares de la semaine indil leen ko ba ngeen mën cee am li nga xamante ni moom mooy la bonne version ba tax na toujours comme ni ñu koy defee rek dinañ waxtaanee politique société people ak li nga xamante ni moom mooy sport drame fait divers ak religion toujours rek dina leen mën a xaar ci li nga xamante ni mooy émission bi lee alors day baax bàkk bi daanu ñu daal di àndandoog ñi nga xamante ni ñoo féete fële au niveau de la régie daal di ñëwaat à tout à l'heure. Jërëjëf pour ceux qui nous regardent bienvenue ci seen émission bi di les échos du net sur Sénégal 7 comme ni ñu amee habitude di ko def nag xibaaru ayuba si ñu génn dañ koy door rek li nga xamante ni moom mooy politique semaine bi ñu génn kii di wuyoo ci Moustapha Guirassy di député fële ci l'Assemblée nationale moom mee nag dafa defoon ab accident bu métti ca fële nga xamante ni la ñuy woowee Tambacounda. alors foofee nag ba mu fa defee choc bi nga xamante ni mujj na nekk choc bu metti du ci moom waaye ki nga xamante ni moom mooy chauffeur am tey jii sax bi ñu yeewoo ci la ñu xamal ne daa mujj ñàkk bakkanam moom chauffeur bi mais kii di Moustapha Guirassy moom mi ngi sant yàlla ndax mi ngi tane bu baax a baax xanaa ñu ñaanal chauffeur bi rek yàlla xare ko aljana ci barki Nabil Moustapha bu ñu jugee ci Moustapha Guirassy rek dañuy ñëw ci keneen koo xamante ni ba tey ci mën naa ne ci langue politique gi la ndax c'est un activiste waaye yàggul dara ci semaine yi ñu weesu dañ ko doon déggal coowal trafic de visa du kenn ku dul kii di kilifa bokk ci mouvement Y'en a marre moom nag mbir mi nga xamante ni moom lañ ko doon tuumaal doon ko toppee bokkoon na ci escroquerie je rappelle ki nga xamante ni nag moom la ko sekkaloon du kenn ku dul Thierno Amadou Diallo alors Thierno Amadou Diallo moomu nag ki nga xamante ni moom mooy cat bu Y'en a marre ñu ngi ñuy xamal ne bi ñu jotee ci information yi passé moom moo ko présenté ki nga xamante ni moom mooy kilifa waaye nee na ñoom dañoo nekkoon ñoo xamante ni dañoo dem ba yàgg parce que demoon nañ ba am plus de 25 ans de relation alors vidéo bu jàlloon nag buy wane kii di Thierno di jël xaalis di ko jébbal ki nga xamante ni moom mooy kilifa moo mujjoon indi ay polémique ci yu bëri trafic de visa la ñu wax waaye loolee li tax ñu daal di bàyyi woon mbiri kilifa en teg ko en stand by juste pour mën a régler coowal trafic de visa yi nga xamante ni ñu ko doon dégg ci langue politique gi surtout nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy député yi loolu bi mu amee it li tax ñu teelu ñu woo ki nga xamante ni moom mooy kilifa te sax Fou Malade moo doon leeral yooyee mbir dañu doon xool rek ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy la division des investigations criminelles ñoom ñoo doon xool rek ban ordre wala ban rapport la am entre kilifa mi nga xamante ni ñu ngi ko doon dégg ci trafic de visa ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def ay passeport diplomatique te ñu leen di dégg ci nguur gi alors loolee nag tax na ñu daal di yéex a ki nga xamante ni moom mooy kilifa waaye lu mu ci mënti doon ñu ngi ñuy xamal ba tey ne kilifa bi ñu demee ba def ba lëkkale coowal passeport diplomatique ak trafic de visa ak yooyu yëpp dem nañ ba xam ne moom mii di kilifa yoonam nekku ci waaye nag la nga xamante ni moom lañ koy toppee du lenn lu dul escroquerie ba tey ñu wëyandi ci ki nga xamante ni moom mooy kilifa ndax nag ginnaaw biñ ko tegee loxo mu nekk en garde à vue am na ñeneen ci ay naataangoog ñoo xamante ni woo nañ leen ku ci mel ne Simon bu Y'en a marre parce que moom mi ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amadou Diallo moom la sekkaloon maanaam la sekkaloon ay relation yoo xamante ni dafa demoon ba lépp ak lebalante ci seen biir dafa mujjoon am caat sax mi nga xam le ne moom loolu sax mosu koo yëg waaye lu mu ci mënti doon rek moom Simon tegoon nañ ko loxo ngir entendre ko waaye tey bi ñu xëyee tey ci suba si dañoo gis ne l'affaire est un peu corsée ndaxte la police italienne ñoom dañ cee mujj dugal seen loxo parce que ñu ngi ñuy xamal ne kii di Thierno Amadou Diallo mës nañ koo jàpp en 2014 fële ca Italie te passeport bi mu yoroon du woon benn passeport bu dul bu Simon alors loolu nag dafa am leneen lu mu aggravé ci la situation de Simon actuellement mi nga xamante ni demoon nañ ko pour entendre ko tey ñu ngi ñuy xamal ne sax ci suba si bi ñu yeewoo moom mii di Thierno Amadou Diallo Simon ak ki nga xamante ni moom mooy kilifa bu Y'en a marre ñoom ñëpp dinañ leen déférer ce lundi donc lu mu ci mënti doon sénégalais la te yàlla def na ne mu nekk ci ay tolof-tolof ba tax na moom mii di Fou Malade moom nee na bëgg na rek mbir mi ñu teg ko ci yoon parce que bi mu ne këtt na jonn
affaire bi daal di annoncé wu juste pour li nga xamante ni mooy la transparence du mouvement dañoo tekki ndombal tànk ki nga xamante ni moom mooy kilifa maanaam dañ koo génne ci li nga xamante ni moom mooy mouvement bi nee na bi loolu amee sax ñu bëri ñu ngi doon wax ne le mouvement Y'en a marre a laissé ki nga xamante ni moom mooy kilifa te du loolu c'est juste pour sàmm image li nga xamante ni moom mooy mouvement bi moo tax loolee daal di mujj am donc lu mu ci mënti doon ñu ngi leen di ñaanal suñu borom jàppale leen ba situation boobu ñu mën koo passé ba mu nekk une histoire ancienne bu ñu jugee rek ci li nga xamante ni moom mooy affaire kilifa bu Y'en a marre Simon ak ki nga xamante ni moom mooy Thiat li ma ciy toftal rek te war ko cee dolli bokk na ci moom mii di Thiat bi ñu demee di ko entendre mi ngi doon xamle ne kii di Thierno Amadou Diallo moom oto bi nga xamante ni moom la ko jaay daf ko sàccoon mais après la mën a la comprendre que ne oto bu ñu sàcc la ko jaay donc loolee tamit jàppoon nañ ne sax dina ko incriminer jàppoon nañ ne sax aussi dina ko indil ay coono ak yooyu waaye dañ ko mujj bàyyi moom mu daal di delluwaat këram moom mii di Thiat alors may fàttali ne kii di Simon kilifa ak ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amadou Diallo ñoom la ñu teg loxo ba ñu ngi xamal ne ce lundi dañ leen war a déférer donc buñ ci jógee rek ñu ñëw ci leneen loo xamante ni ba tey day aju ci li nga xamante ni moom mooy politique du lenn lu dul affaire coup d'état bi nga xamante ni doon nañ ko waxtaanee la semaine dernière may fàttali ne ki nga xamante ni moo organisé woon coup d'état boobu du kenn ku dul Mamadi Doumbouya colonel Mamadi Doumbouya te ka nga xamante ni moom la kidnappé woon du kenn ku dul Alpha Condé nekkoon président bu Guinée Conakry ba tey ñu nekk ci ay réorganisation lu mu ci nar a mujjee rek incha allah di ngeen ko xam ci les actualités de Sénégal 7 waaye nag information bu phare bi nga xamante ni am nañ ko ci semaine bi dafa bàyyeekoo ci ki nga xamante ni moo fi joxe woon une explication bu très large par rapport ak famille Farès du kenn ku dul ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Yérim Seck ci benn entretien bu mag bu mu sekkaloon ak ki nga xamante ni mooy Maïmouna Ndour Faye moom mii di Cheikh Yérim Seck mi ngi doon retracer un peu la situation di expliquer ne la grande histoire dafa débuter ci une petite histoire en quoi ndax mi nga xamle ne kii di Mamadi Doumbouya dafa nekk koo xamante ni fañ ko formé bari na mu obtenir une formation boo xamante ni macha allah bu qualifié la bi mu ñëwee nag Guinée Conakry c'est par le biais du ministre de la défense bu Alpha Condé di wuyoo ci turu Diané alors Diané moomu noonu moo présenté Alpha Condé ki nga xamante ni moom mooy le colonel tey bi ñuy woowee Mamadi Doumbouya alors bi mu dikkee nag ba mu présenté ko lépp xamal ko ne koo xamante ni ku jàmbaare la te buñ ko amee au sein de la Guinée Conakry dinañ am lu bëri parce que nekk na koo xamante ni malenke la te en plus de cela obtenir na une formation boo xamante ni dina gën a mën a sécuriser li nga xamante ni moom mooy la force de l'armée bi nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi loolu amee aussi kii di Diané daal di koy présenté ki nga xamante ni moom mooy Alpha Condé bi mu ko présenté tam Alpha Condé daal di koy recevoir mais moom mii di Mamadi bi mu dikkee li mu xamle rek du lenn lu dul dane kii di Alpha Condé ci li ma fi gis yëpp ci corps militaire yi ma gis fii yëpp ci Guinée Conakry foo ma ci bëgg a dugal damay bañ parce que amul dara lu baax lu fi am alors bi mu ñëwee moom dafa restaurer indi waat lu beesam waaye tamit tegal ko yenn directive bi ci njëkkoon bokk na ci da koo xamal ne bëgguma nga def ma nekk au sein de ce pays maanaam au sein fi nga xamante ni moo xaw a dend ak lii di palais bi dafa bëgg mu yóbbu ko fu gën a sori donc loolu bi mu ko waxee kii di Diané xelam daal di tey mu daal di waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Alpha Condé ne ko xale bi waruñu koo bàyyi mu sori ñu dañ koo war a teg suñu wet donc kii di Alpha Condé ba tey may fàttali ne kii di Cheikh Yérim Seck mooy expliqué nee na Alpha Condé arbitré daan ne ko léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa base mën nañoo nekkee fële ca dëkk bi nga bëgg pour ñu nekk fa mais une partie aussi nañu nekk fii au sein de ce pays voilà bi mu ko waxee loolu ñu daal di arbitré ñu daal di defee ko comme ni ko Alpha Condé décidé woon de façon arbitraire bi loolu amee it beneen décision ak beneen directive ak beneen proposition bi nga xamante ni moom la Mamadi Doumbouya yëkkati pour wax ne Alpha Condé daf ko war a def bokk na ci ñoom ñu libérer leen cela veut dire ñu génne leen ci corps militaire bi nga xamante ni moom lañ fa fekkoon mu nga xamante ni yëngul leen lu dul défendre les intérêts de ce pays bi mu ko waxee nag ci la xelu Alpha Condé commencé te Diané commencé
commencé am ay doute ci ki nga xamante ni moom mooy Mamady loolee nag bi mu amee Mamady xam na ne rupture de confiance am na fa ba tey Cheikh Yérim Seck mooy wax nee na bi loolu amee nag ci la ne moom bala ñu ko faagaagal moom tamit dina def ay stratégie yoo xam ne dina tax ak lu mu ci mënti doon dina mën a génnee ak victoire cela veut dire kenn du ko teel a fekk ci mbarab dina protéger wu de telle sorte que moom dina mën a sauver wu ak ñi moom àndal. bi loolu amee aussi moom mii di Cheikh Yérim Seck ci entretien boobu mu amaloon ak ki nga xamante ni du moins moom mooy Maïmouna Ndour Faye mi ngi xamle ne lii di coup d'état bi du lu ñu wàcc lu xamante ni dañ ko def rek ci diggante vendredi samedi ba samedi dimanche mu daal di am. bi loolu amee it ñun li ñu jot ci ay information semaine bi ñu génn du lenn rek lu dul kii di Mamady Doumbouya moom mi nga xamle ne képp ko bokkoon ci nguurug Alpha Condé amatoo droit def benn retrait ci li nga xamante ni moom mooy say compte bancaire. beneen taxaw seetlu bi nga xamante ni moom la Cheikh Yérim Seck def par rapport ak Alpha Condé moom indi na ay leeral yu bari jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy Alpha Condé waaye bëgg koo leeral askan wi nga xamante ni ñoom ñoo koy déglu moom mii di Cheikh Yérim Seck ndax mi nga xam le ne koo xamante ni bi nga nekkee au pouvoir ci lañ la gëtal ne la rafetul da ngaa war a am soxna soo xamante ni boo demoon bay photo ak Barack Obama da ngaa war a am ku nekk sa wet ñu présenté ko comme la première dame du pays donc moom moo taxoon mu daal di am ku mu wut rek daal di signé moom contrat wu ci la fekk bu may génn pour photo wu ji rek la ñuy ànd mais après mën nga vaquer def say préoccupations comme bon vous semble. beneen bi ci topp mooy nan la ab président de la république bu benn pays mën a nekkee ci benn palais présidentiel boo xam ne moom doo nga fa yeewoo doomam nekku fa ma nga fële ca Costa Rica donc at ba at nee na amaana lay ñëw fa nga xamante ni moom mooy la Guinée Conakry jabar joo xamante ni ma nga feneen bokkul sax ak fa nga xamante ni yow fa nga nekk dafay xaw a tey xel te dafay xaw a maanaam duteloo ñi nga xamante ni ñoom ñoo xool gouvernance boobu noonu ak la bonne marche de la gestion du président bi nga xamante ni moom mooy kii di Alpha Condé. bi loolu amee it moom xelam ñaaw na ci li nga xamante ni mooy doxalin ba ndaxte nee na amul kenn koo xamante ni rek jege na ko ku nekkoon ak ki nga xamante ni moom mooy Alpha Condé. bi ñu ko laajee nag ci ki nga xamante ni mooy Cellou Dalein Diallo ci maanaam ngir ba xam baax na comme candidat pour gérer fa nga xamante ni moom mooy la Guinée Conakry waxul lenn lu dul moom xelam dal na ci moom. c'est vrai que am na ak relation affective yoo xamante ni sekk na ko ak kii di Cellou Dalein Diallo waaye pour intérêt Sénégal Cellou Dalein Diallo nekk futur président bu Guinée Conakry moo ëpp maanaam avantage ci Sénégal que keneen di ko yore parce que moom léppam Guinée la ko passé ak Sénégal donc keneen bu ñëwee di ko fi gérer mën na indi une autre gouvernance boo xam ne peut-être du arranger ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy guinéens yi. ñu pare rek ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Yérim Seck ñëw ci keneen koo xamante ni ba tey du kenn ku dul Ndella Madior Diouf ndaxte moom mi ngi xamle ne le 3 septembre ba tey deful benn activité ci compte Facebook am sur ce à chaque fois dañuy gis ci li nga xamante ni mooy story am ñu ciy dugal ay vidéo ak ay photo yoo xamante ni ay images yu obscènes la maanaam ay vidéo pornographique yoo xam ne loolu li koy expliquer du lenn lu dul dañoo pirater sa page Facebook. bu ñu jógee ci ki nga xamante ni aussi moom mooy Ndella Madior ñu ñëw nag ci ki nga xamante ni moom mooy Aïssatou Diop Fall ADF la ñuy ñëw moom mi nga xamante ni toujours ràññee nañ ko ci bu dikkee rek di joxe ay analyses yu pertinentes par rapport ak li nga xamante ni moom mooy la politique du Sénégal parce que mi nga xam le ne kii di Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo lëkkaloo ngir def coalition boobu ñu tuddee la grande coalition daal di koy dippee Yewwi Askan Wi moom li mu xamle du lenn lu dul yaakaarul ne dina dem. beneen bi ci topp mooy dañoo yàpp Macky Sall te Macky Sall du seen morom mi nga xamle ne Macky Sall chaque jour dafa am stratégie yoo xamante ni saa bu ko tegee ba mettre ko en marche yàlla da ciy dogal mu daal di nekk en marche daal di dox daal di mel comme ni mu ko sentiré woon te amul benn problème mu tey bu fekkee ne am na problème ak benn adversaire am dem ba xam ne moom mu récupérer adversaire boobu indiwaat ko ci
ci wetam mooy arrangement am da koy def immédiatement donc moom Aïssatou Diop Fall ba tey mi ngi xamle ni kii di Macky Sall moom du moroomu ñi nga xamante ni ñoom ñoo sos la grande coalition boobu mi nga xamle it ba tey kii di Bougane Gueye Dany il a bien fait d'accord na ak moom parce que moom gëmul ne benn yoon moom Aïssatou Diop Fall mooy wax ba tey ne gëmul benn yoon ne kii di Bougane Gueye Dany moom pion la wala muy taux bu Macky Sall parce que am na fulla ak charisme ak doyo boo xamante ni nekkul benn nit boo xam ne day ñëw di wut ay information pour jox ko keneen koo xamante ni ak classe am sax wala sax peut-être ak personnalité mayu ko donc mu nekkoon benn entretien boo xamante ni sekkoon na ko ak ki nga xamante ni moom mooy Vito tey liggéey fii ci Sénégal 7 bu ñu jógee ci ki nga xamante ni nag moom mooy Aïssatou Diop Fall dañuy ñëw rek ba tey ci kii di Ahmed Aïdara moom it nekk employé Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni waxoon nañ ne lii di signature am ci la grande coalition daf koy def sous réserve parce que am na ci ñaar yu ko neexul bokkoon na ci couleur yi ak tur wi nee na du benn bu ko ci neex ba tax na bala moo joxe sa signature rek daf koy def non seulement sous réserve ba ñu waxtaan ba noppi suñu d'accordé alxayrun bu ñu d'accordul it kenn ku nekk xool ñi ngay def moom mii nag di Ahmed Aïdara moom mi ngi xam le ne ci émission bii passé rek que ne Bougane contrat la ñu sekk waaye moom bokkul ci gëm sa bopp ci parti bi nga xamante ni moom la Bougane sos mi nga xam le ne kii di Bougane moom ak moom Ahmed Aïdara ak kii di Bougane contrat dong la ñu sekk moo tax moom mi ngi dem yeewi ji ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi bu ñu jógee ci Ahmed Aïdara ba tey dañuy ñëw ci keneen koo xamante ni c'est un activiste koo xamante ni yàgg na défendre ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi du kenn nag ko dul Guy Marius Sagna alors moom nag semaine bi ñu génn lu ci mel ni dimanche démb fële ca Guédiawaye amaloon nañ ab marche ci dund gu cher gi nga xamante ni ñu ngi koy dund fii ci réewum Sénégal maanaam prix yi nga xamante ni dafa élevé wu ci les denrées de première nécessité lu ci mel ni suukar lu ci mel ni ceeb ak lu ci mel ni dawlin kenn ku ci nekk maanaam di tiit sax ci nan ngay fexee ba am ko même commerçant yi sax commencé am problème ci bu seen stock jeexee nan la ñuy def ba mën a amaat beneen mu juróon coow lu rëy moom mii di Guy Marius Sagna nag wàccoon sur le terrain ak waa mouvement FRAPP ñenn ci ñoom ngir doxal benn marche waaye nag kenn ci ñoom ci seen membre yi bi ñu jàppee ki nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna parce que bi ñu amalee doxub ñaxtu boobu police dafa ñëw waaye malmené ki nga xamante ni aussi moom mooy Guy Marius Sagna def ko lu metti ba ay kaddu ay ak yaa ngi may gaañ tu ma fait mal yooyu yëpp mujjoon faa jib donc loolee bi ñu dékkee micro ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi li ñu xamle du lenn lu dul amul kenn kuy marché di maanaam di jóg pour xeexal saw askan te nga def ko ci façon boo xamante ni de façon pacifique la ñu la ciy jàpp xanaa kon Sénégal léegi amatuñu droit wax lenn dañoo war a toog rek ñu ñuy diriger comme ñoom niñ ko sentir ñu ñëwaat tuuti rek ci ki nga xamante ni moom ba ñu jàppee kii di Guy Marius Sagna ak beneen naataangoom moom li mu xamle rek du lenn lu dul avant ñu jot notification il a fallu mu des 15 minutes ñu soog leen a wax seen manifestation bi kenn nangu ko donc dafa mel ni exprès la woon ci ñoom ba tax ñu bëggoon ñooñu ñëw ñu defati leen li ñu leen daan tàmm di def rek malmené leen yóbbu leen fa nga xamante ni moom mooy prison pour rek mu amati yeneen i gàllankoor ci ñi nga xamante ni ñooy activiste yooyu nga xam ne toujours rek ñu ngi saytu lan mooy bëgg-bëggu askan wi ak lan moo leen mën a jëmale kanam pour ñoom ñu ciy mën a dox saa su ne bu ñu jugee nag ci li nga xamante ni moom mooy politique dañuy ñëw dugg rek ci li nga xamante ni moom mooy sport kenn ku ne xam ne ne semaine bi ñu génn kii di Moustapha Gaye di directeur technique bu équipe nationale féminine Afrobasket moom de génne woon na benn liste bu 12 joueuses yoo xamante ni war nañu dem fële ca Yaoundé waaye nag bi mu génnee liste boobee yàggul dara rek dafa am yeneen rectification yoo xamante ni amaat na ci ndaxte kii di wuyoo ci turu Anne Françoise Diouf moom dañ ko cee defoon mais dañ ko retiré waat dugal keneen loolu nag bi mu amee jur polémique bu bari kenn ku ci nekk di ci àddu waaye moom mii di Moustapha Gaye li mu ci leeral du lenn lu dul dafa nemmeeku benn déséquilibre boo xamante ni arrangé wul équipe bi parce que bu ñuy wax du benn nit la ñuy wax ci équipe bi mais toute l'équipe la ñuy wax donc mu gis ne am na benn déséquilibre bu am moo tax mu daal di koy remplacer pour indi keneen donc bi loolu amee it moom mii di Anne Françoise Diouf am nañu chance dékk ko micro waaye bi mu waxee waxul lenn lu dul am na lu
ko metti torop parce que maanaam bokk ci première préparatif yëpp ba yegg si fii tey ñu génn la neexul certes waaye moom explication bi mu am bokk c'est la même chose ak explication bi nga xamante ni moom la Moustapha Gueye joxe ci wàllu déséquilibre bi nga xamante ni sentir nañ ko ci ki nga xamante ni moom mooy Anne-Françoise Diouf ba tax demul waaye nag nee na amul moom benn problème ak qui que ce soit dafay respecter ay entraînement wam te lépp loo xamante ni rek war na wala ñu wax ko da koy def immédiatement te tamit da koy defee comme il faut donc peut-être yàlla moo ko ci boolewul internautes yi réagiroon nañu waaye lu mu ci mënti doon bu équipe bi gagné mel na ne dem na loolu la ko ñenn ci internautes yi doon wax pour rek réconforter ko soulager ko waaye tamit encourager ko ci la fekk ñu jëloon ko dem ba ci biir ñu daal di koy dindiwaat ci li nga xamante ni moom mooy liste boobu bu ñu jógee ci ki nga xamante ni moom mooy Anne-Françoise Diouf dañuy ñëw rek ba tey desandi ci tàggat yaram ndax kenn ku ne xam na ne semaine bi ñu génn ci la kii di Double Less nekkoon way jur bu góor ci kii di Balla Gaye 2 ak Sa Thiès génnoon àdduna waaye nag boobu ba tey amuñu woon réaction woo ki nga xamante ni moom mooy Aziz Ali Ndiaye alors Aziz Ndiaye mi nga xamante ni kenn ku ne xam na ko ci géewug lamb moom mi indi na ay seede jëmale ko ci kii di Double Less parce que mi nga xam le ne feebar na ak ngor ba yàlla jëlee ko fi kenn mësu koo dégg ci lenn loo xamante ni rek dafay wax ci ñu jàppale ko dafay wax ci côté sonn ak lu mu ci mënti doon géré na ko ba mu fiy jóge àddina li ko may nag du lenn lu dul taxawu bu baax ci ay njabootam te mi ngi encouragé jeunes yëpp bu ñu amee seen i waajur ñu tawat ñu def ci seen kéemtalaay kattan taxawu leen ba bu ñu fi jógee ñoom dinañ am benn soulagement intérieur bu ñuy ressentir au fond de beneen bi ci topp mooy mi ngi xamle ne moom mii di Double Less da ko daan wax bis bu ma fi jógee bëgg naa kii di Balla nga jàppe ko comme sa frère comme sa doom ba pare mu xam li mu war a def ak li mu warul ta def donc moom mi ngi doon yëkkati ay kàddu regret yoo xamante ni bu sañoon kii di Double Less dafay toog waaye comme jàmm ak pexem yàlla ak dogalam dañ koy gën a ñaanal rek sunu borom xare ko aljana ci barke Nabil Moustapha bu ñu jógee rek ci ka nga xamante ni moom mooy Aziz Ndiaye dañuy ñëw rek ci keneen kuy wuyoo ci turu Cheikh Diabé alors moom nag je rappelle que il était le rédacteur en chef bu 2STV moom nag c'est la deuxième fois muy claquer la porte li waral nag pour cette fois-ci mu daal di démissionner du lenn lu dul dañoo soppi organigramme bi nga xamante ni mu amoon ca biir rédaction ba en plus de cela daal di supprimer poste rédacteur en chef loolee tax na nag mu daal di claquer la porte bàyyi daal di démissionner définitivement ci fa nga xamante ni moom mooy la 2STV leneen loo xamante ni ak tiis la ak nakarte dal lenn ñenn ci sunuy naataango du kenn ku dul ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Diakhaté moom semaine bi ñu génn dafa ñàkk way juram bu jigéen ñu ngi koy ñaanal rek te di ko mastawu te di ñaan rek way juram boobu yàlla xare ko aljana fa mu jëm gën fuuf fi mu jógee ci barki Nabil Moustapha Daaro dina ma neex moom mi nga xamante ni yàgg naa bégal askan wi semaine bi ñu génn la doon def anniversaire am yama ko woon le 10 septembre alors artistes yu bari ñëwal ko waaye témoignage yu bari daal di bàyyeekoo ci yenn artistes yi ñëw ci moom ca noone ci la defoon benn diine bu yam rek boo xamante ni ñenn ci sunuy naataango demoon nañu assister li nga xamante ni moom mooy anniversaire boobu waaye mu yëkkati fa ay kaddu yu bari ay révélation yu bari it waaye itam ay seede yu rafet ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokk artiste mi bokk na ci ki nga xamante ni wax dëgg yàlla tout le temps daf koy def comme idole bokk ci ki nga xamante ni moom mooy Dieye Astou Saré nag fii ci réewum Sénégal ñu gën koo xamee ki nga xamante ni moom mooy Pendo moom nag ñu ngi xamal ne yëkkati woon na xaalis bu bari daal di ko koy defal ci anniversaire boobu mi ngi wax ne moom toppewul nit xaalis toppewul am li mu toppee nit du lenn lu dul yëg bi nga xamante ni nit ki mi ngi koy jëlee ci moom di ko jox moom Daaro loolu mooy tax muy téye nit yëkkati na ay kàddu yu rafet jëmale ko ci artistes yëpp waaye ki mu sant goo xamante ni amul app du kenn ku dul kii di Leuz Média alors Leuz nag moom mii di Daaro sant na ko bu baax ndaxte mi nga xamle ne rek taxawu na ko fépp papaam la eneem la te li mu def ci moom bare nañu ko maanaam kenn defu ko ci moom saxte bi muy ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Leuz indaale na talent boppam waaye lu bëri moom moo ko defaat ci moom mi ngi koy sant bu baax a baax kii di Lalla nag bu Dakar Buzz bi mu ko doon posé question rek par rapport ak yëngaloon nga plateau TFM par rapport ak bi nga doon wax ni yaay ñetteel sa jëkkër yow la bëgg yow la def ci xolam dafa gën a affirmer gën a confirmer que ne moom effectivement góor mënta bëgg ñetti nit jëkkëram moom
la bëgg te bu fekkee ne ñu ci bëri ñu ngi jàpp ne awoon ñaareeg ñetteel yi dañoo bëggante ñu ngi nax suñu bopp ndax mënuñoo bëggante dañuy maslaa rek donc moom mi ngi xamle nag ba tey ni amul benn problème ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay wujjam waaye daal lu mu ci mënti doon daal mooy nañu maslaa rek en tout cas jëkkëram moom la bëgg moom la àppoo donc yëkkati na fa ay kàddu yu bëri yoo xamante ni moom mii di Daro ci anniversaire am boobu la ñu am chance déglu ko taataan ko ci ki nga xamante ni moom mooy Lalla. ñu ñëw nag ci Diary Sow mi nga xamante ni yàggul dara ci janvier bi passé déggaloon nañ ko ab disparition boo xamante ni ma nga xew woon fële ca France may fàttali ne en 2018-2019 elle était la meilleure élève ici au Sénégal ba tax na ñu daal di ko yóbbu fële ca France mu continuer ses études moom nag moom mi nga xamante ni moo bindoon benn livre boo xam ne la mu ko intitulé woon du lenn lu dul sous le visage d'un âge indiwaat na beneen roman boo xamante ni incha allah mën nañ koo xaarandi le 4 novembre bii di ñëw bu soobee sunu borom boo xamante ni je parle ci bind alors ñu bëri nag di jàpp ne rek est-ce que maanaam disparition boobu nga xamante ni jotoon naa am ci sa propre personne moom la bëgg a retracer ci livre bi lu mu mënul wax kenn mu mën koo maanaam exprimer ci li nga xamante ni mooy livre bi donc lu mu ci mënti doon ñu ngi koy xaarandi fii ak le 4 novembre incha allah ci la nar a nekk la date de publication bi nga xamante ni du lenn lu dul benn roman bu Diary Sow nar a publier incha allah te def ko titre Je pars donc ñu xaarandi rek ba xam dinañ ca am les réponses que tout le monde se posait lu mu ci mënti doon rek incha allah dinañ ko retransférer waat waxtaanee ko fii ci les échos du net. bu ñu jógee nag ci Diary Sow rek dañuy ñëw ci l'affaire de Bril ak Dieyna Baldé bi nga xamante ni sax mujj nañoo bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Dieyna Baldé mu delluwaat ci ay mbokkam ki nga xamante ni amuñu woon boobu ba tey sa réaction par rapport ak turandoo bañ ko tuddee woon du kenn ku dul Bougazelli alors Bougazelli nag ci benn entretien bu mag bu mu amaloon fii ci Sénégal 7 mujj nañu ko doon laaj ci turandoo bi nga xamante ni tuddee nañ ko ban sensation la ci am ak nan la ko yëgee moom muy fàttali ne rek ñu ci bëri sax ñu ngi doon wax ne moom ak Diop Iseg ñoo bokkoon même cellule alors que ce n'est pas ça nee na bu mësaana dem ci bibliothèque bi pour def lecture fa la daan tase ak ki nga xamante ni moom mooy Diop Iseg te tout le temps kii di Diop Iseg daf ko doon wax ne moom daf ko naw parce que décision bi nga xamante ni jëloon na ko moment bi nga xamante ni ñëpp a ngi ko doon xaar mu jël ko juste pour mettre à l'aise à son excellence Macky Sall ci loolu la ko nawee sur ce ba tey nee na bi mu ko koy tuddee waxu ko dara nee na benn jour la xëy rek daal di nekk ci couloir bi di dox noonu ci prison bi muy dox nee na garde pénitentiaire yi di ko féliciter naan ko félicitation monsieur le député noonu nag bi mu ko waxee ci la doon wax ci lan moo xew mu ne ko doomu Diop Iseg bi yow la ko tuddee nee na nag mu rafetlu ko lool kontaan ci bu baax parce que c'était pas du tout évident noonu it nee na boobu ba tey amul chance contacter ki nga xamante maanaam jot ki nga xamante ni moom mooy Dieyna Baldé waaye bëgg na dem seeti ji turandoowam bi ko journaliste bi laajee ba tey ne ko kii di moom Dieyna Baldé est-ce que pare nga pour jàppale ko pour bu génnee ci situation mi dana ko effectivement pare naa pour jàppale ko ndax bu dul dara sama yaayu turandoo la waaye jàppale bi tamit du jàppale dara lu dul recadré waat ko wax ko li mu war a def wax ko li mu war a bàyyi yi mu war a maytu te bu gisee ko baax ku ko bëgg mu daal di dem daal di sëyi donc lii la Bougazelli daal di yëkkati woon jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy Diop Iseg Dieyna Baldé mi nga xamante ni moom mooy yaayu turandoom bu ñu jógee rek ci ki nga xamante ni moom mooy Bougazelli dañuy dem fële ca Mbour fële ca Saly ci benn hôtel boo xamante ni ñu ngi koy woowee la résidence Palmarin alors foofee nag benn jéeya moo fa am benn couple boo xamante ni ñu nga bàyyee ko woon fële ca Saint-Louis ñoo ñëwoon foofu ca Mbour ca résidence boobu ca hôtel ba rien que pour passer fa xam naa seen week-end wala ay nuit de noces wala rek pour noppalu waaye nag la fa xew du lenn lu dul dafa fa ñu xamante ni fa lañ logé woon dafa mujj tàkk la ko waral nag d'après les premières enquêtes yi nga xamante ni jot nañ koo am du lenn lu dul benn court-circuit la boo xamante ni moo mujj tàkk mujj nag moom couple bi nga xamante ni ñoo fa demoon ak seen benn doom boo xamante ni mi ngi toll rek ci 1 an ci la ñu ñoom ñëpp mujjee ñàkk seen bakkan mu nekkit lu métti loo xamante ni biñ ko déggee semaine bi yëpp sénégalais yëpp ñu ngi koy ñaawlu ci ñoom ñi nga
xamante ni ñoom ñooy dalal ay nit ñuy xoolaat bu baax lépp loo xamante ni rek moyen de sécurité la te war di am ci yenn résidence yooyu ñu di ko saytu bu baax parce que nag bakkan dafa fort donte yàlla moo ko ci jaare ñu ngi leen di ñaanal suñu borom xare leen aljana. ñu daal di jeexalee rek nag màggalu Touba gi nga xamante ni lenn gënu koo doon actualité nga xamante ni ci kàttanu suñu borom ñii ngi naan le 25 septembre wala sax le 26 incha allah dinañ ci xam lu leer nar nañoo amal lii di màggalu Touba waaye toujours comme ni mu daan demee Cheikh Béthio Thioune mi nga xamante ni kenn daawul naatable rek Pastefam gi nga xamante ni daan na ko am ci yoonu Serigne Touba Khadim Rassoul nekkoon nag jëwrinub Serigne Saliou Mbacké moom mi kii di doomam di Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée defati na rek na mu daan def ndax jël na lu toll ci 2800 nag yoo xamante ni nar nanoo bàyyeekoo Mauritanie ñëw Touba te sax ñu ngi xamal ni ñëw nañ ba noppi kon mu mel ne màggal gi li ci des bareetul donc ci kàttanu yàlla képp kuy murit rek kii di Serigne Saliou Thioune mi ngi lay wax ne mi ngi lay dalal te boo ñëwee it day rafetlu lool nga daal di yegg si fa moom bu ko defee ngeen def màggal gi comme nañ ko daan defee chaque année. Alors amis chers fidèles internautes de Sénégal 7 fii la ñuy yamandeegul ci li nga xamante ni moom mooy émission bi lee di les échos du net en attendant ngeen xaar rek yeneen i programme yi nga xamante ni mooy xew fii ci Sénégal 7 dañ leen di ñaanal rek jàmm yàgg yokk tekk jariñu ci barki Nabil Moustapha di remercier bu baax ñi nga xamante ni ñoo féete fële au niveau de la régie d'ici là portez-vous bien et passez une excellente fin de soirée bye bye.